ko déggee ci ñoom laa koy jàppee ñu ne ñëw ñu comme donc bu paree tey gisuma ñoom ñu am intérêt pour yuuxu. parce que bu fekkee dañ ko def bu boobaa dañuy nekk en déphasage ak ñoom sacerdoce bi ñuy wax te ñoom ñoo toog jàngat yor ay nit yor ay équipe seen ginnaaw ñu jàngat ñu ne waa ji li muy def ni baax na nañ ko ci jàppale. léegi nag bu ñu demee ba ci biir moom bu jëlee comme par exemple kenn dënk ku mel ni tey Diagne Fada. mu am fu mu ko dugal xëy na moom moo ko yaakaaree foofu xëy na dina ko defar pour keneen waaye kenn ci ñoom amul marxaama amul benn droit muy exiger Macky Sall quoi que ce soit. amut. d'accord léegi ñu ñëw tamit ci li nga xam ne si wax nga ko léegi tey maanaam ñi ñu gis ci APR ñu bokkoon APR wala boog ñu bokkoon ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu gis leen ni xëy na te ñoom tamit jëlee nañ leen ci poste yi ñu ci nekkoon ñu gis ko maanaam mënuñu ñàkk ba ñu tudd Amadou Ba bi nga xam ne si mën nañu wax ni tey département bu Dakar lim fi jotoon a def ci élection yi yaakaar naa amul kenn koo xam si jotoon na ko fee def ñu gis ni président Macky Sall dafa mel ne daf ko génnee réew mi ci benn côté ku yoroon économie finance ñu jële la yóbbu la affaires étrangères am na loo xam si tamit ñu bëri jàpp nañu sanction la boo xam ne si wala boog génnee la boo xam ne si président Macky Sall tamit daf ko génnee Amadou Ba ci fi mu nekkoon foofu nga xam ne si moom moo di ministre des finances. waaw man de damay jàpp ni lépp lu am rek day am ay jàngat yu bëri mais Amadou Ba balaa moo nekk ministre am na fu mu nekkoon. Macky Sall jëlee ko fa def ko ministre. bi mu fa nekkee tamit mu def ay résultats mu impliqué région de Dakar man bokk naa ak moom ci liggéey région de Dakar ñu pare loolu parce que expérience gouvernementale du mooy forcément fi nga nekk da nga fay stagné. bu fekkee ni da ngaa xarañ da ngaa mën a liggéey doone man fii rek mooy lay toog. yaa ngi dégg donc yàlla dogal mu gérer ñu suñu finance ba gouvernement passé ñu changé ko gouvernement. man pour man dañ ko yóbbu pour mu dundaat beneen expérience politique parce que tamit dañuy fàttaliku ni que Amadou Ba bi muy liggéey Dakar il n'était pas seul. te avant moom am na ñu fi nekkoon. donc je me dis que dafa nekk di dundaat beneen expérience gouvernementale parce qu'il est toujours là voyager. mais ñu bëri jàpp nañu Amadou Ba poste bi ñu ko yóbbu nii nekkul poste bi ko gënal. parce que wax nañ ni sax moom moo xaw a tardeel bi ñuy génnee maanaam liste gouvernement bi. parce que xëy na fi ñu ko bëggoon a yóbbu ak fi mu nekkoon du maanaam nekkul lu mu bëgg ci coobareem la fa demee. waaw man de loolu tamit dégg li nga wax ni comme wax nañ ko man noonu laa ko déggee mais dama jàpp ni que même voyage yu muy def Amadou demul pour dëkk fi mu jëm parce que dafay liggéey bu voyager liggéey ko fa yóbbu. bu ñibbisee Dakar la ne bu politique jotee Dakar lay politiquer du politiquer bitim réew. mais est-ce que doole bi mu amoon bu nekkee affaire étranger ak léegi. lan moo ko war a wàññi. non mun na wàññeeku. koo xam ne si yaa ngi woon ci dëkk bi ak koo xam ne si tey bu dara amee yaay dem bitim réew tamit Alain loolu du benn ci benn côté. man de damaa comprendre ne wax dëgg yàlla da ngeen bëggoon Amadou Ba toog ci dëkk bi mais bu mu nekkee fii dafa doon voyager. mais affaire étranger ak ministre économie du benn nag Alain. d'accord loolu xanaa déggoo gars yi ni Amadou Ba dañ ko génnee réew mi. d'accord naa du benn mais dama ne leen ñiy wax Amadou Ba dañ ko génnee dëkk bi Amadou Ba fi mu dem dëkku fa Amadou Ba dëkk fii lay politique Dakar Amadou Ba saa yu élection jotee dina wàcc liggéey ak nit ñi lu ñu bëggati. kon yow fi ñu ko yóbbu moom amul dara loo xam si jàpp nga ni man jàpp ma ni sanction la wala dara quoi que ce soit. dama jàpp ni que il vit une autre expérience gouvernementale kese. waaw mais affaire Mamour Diallo tamit xam nga dégg nga temps yi coow li ci amoon ak Ousmane Sonko bi nga xam ne si jotoon na fee yëkkati ay kaddu est-ce que loolu tamit ci benn côté nekkul sanction boo xam ne si tamit jaar na ci diggante Amadou Ba ak Mamour Diallo mi nga xam si ni jëlee nañ ko impôt et domaine. bon man de comme ni ma waxee rek bu fekkoon sanction je pense que ñoom ñaar ñëpp dañoo waroon sanctionner. kan ak kan. bu fekkoon sanction la dafa am erreur Amadou Ba. mais est-ce que coow li tamit xawul bëri ci président Macky Sall ba mu jëlee leen fa ñoom ñaar ñëpp. Non parce que man jusqu'à preuve du contraire comme ni ma waxoon nit ñi il faut que ñu xam ni que c'est pas parce que nekkoo ministre que tu n'es pas en train de servir Mamour fi mu nekk jëlee nañ ko fa mais rien ne nous dit que suba duñ ko am fu ñu ko yóbbu. parce que président dafa am ay prérogatives dafa am ñu mu wàcce bi passé am na ñu mu nommé te fi ñu nekkoon dafa leen fa jëlee dafa xëy wëlbatiku ne leen fii laa leen bëgg léegi fii laa bëgg ngeen jàppalee ma. donc damay jàpp ni man ni mu jëlee Amadou Ba teg ko fi ne ko léegi fii laa la soxla xëy na dina jël Mamour ne ko fii laa la soxla
xëy na laa parce que xaw ma fi mu koy yóbbu bu dee dina ko yóbbu fenn. mais par rapport ak coow li yu juddoo woon ci Ousmane Sonko xëy na wax ni am na ay luubal yu am foofu impôt et domaine est-ce que loolu tamit mënul jaxase benn xel président Macky Sall ba tax mu bëgg mu leer parce que tamit am na loo xam si comme assemblée nationale war na cee àddu tamit. yaakaar naa tamit war na nekk loo xam ne si war nañ ko mën a leeral ba pare door a avancer ci beneen côté. waaw loolu bu naree leer tamit du Macky Sall la koy leeral moo tax man. waaw mais moom mooy def lu tax mu gën a leer. parce que bu leen jëlee foofu ba pare bàyyi leen nag c'est-à-dire assemblée nationale def liggéeyam xëy na loolu mun naa tax mu leer. mais bu ñu la joxee cër tamit du ne yoon bu la woowee doo uyu moo tax ma ne man je suis pour que ñoom ñaar muy Ousmane Sonko muy Mamour nga xam ne ñu taxaw ci wax askan wi li ñuy wax fan la jëme fan la tàmbale ak la moo ci am donc je suis pour que ñoom ñaar ñu entendre leen waaye jox kii cër Ousmane il est député ak keneen la keneen mais bu waxtu déglu leen bu jotee nañ leen woo ñu déglu leen du question dañuy yor cër kenn du leen déglu. il faut que ñu xam ni que ñu yor cër ñàkk yor cër coow bi mu jógee ñoom dañu am pour leeral askan wi te askan wi dañuy xaar loolu. donc loolu quel que soit alpha pour man warul nekk excuse pour ñu bañ leen entendre loolu bu amee rek c'est parce que les députés ont failli c'est parce que le pouvoir judiciaire a failli. parce que dafa leen nar a entendre. waaw mais gis nañ ni tamit xëy na ni ko président daan waxee bu njëkk képp koo xam ne si fexe nga ba ñàkk sa localité dinañ la jëlee sa ci maanaam fi nga nekk tey gis nañ ko bu ñu demee Thiès dafa mel ne loolu firndeel nañ ko ndax Siré Dia mi nga xam ne si moo nekkoon ci poste gis nañ ni jëlee nañ ko fa. tey ñu bëree bëri ñi nga xam ne si daanu nañ ci seen localité gis nañ ni président Macky Sall dafa jël ñi nga xam ne si xëy na am na ci ñoom yaakaar wala boog ñoom gañe nañ seen i maanaam seen i dëkk mu teg leen fa. waaw dafa am ñaar li nga wax noonu dafa am benn aspect technique professionnel ak benn aspect politique ku mel ni Siré Dia mi nga xam ne tudd nga ko je pense ñëpp dégg nañu ñi muy liggéeyal ñuy kaas parce que dañu jàpp ni que xëy na li ñu ko jox xarañu ci wala téye ko bu baax donc kooku aaju na buñ ci tolloo ñu ne ko comme ñi ngay àndal wala ñi ngay yilif d'accord ñu xëy na bu ko neexee Macky Sall ne ko léegi toog. mais loolu bëri woon na ci ay ministères yu bëri de ak ay direction Alain bu fekkoon loolu la rek xam naa. waaw xaaral ma ñëw rek donc parce que Siré Dia lañ tudd ma ne donc déplacement bi ñu ko def aussi dama ciy d'accord. parce que man dama di ko xamante ni que bu ñu la dénkee mbir ñi ngay liggéey ñi tax ngay liggéey wala ñi nga bokkal liggéey bi amuñu ci satisfaction dañ la fa war a jëlee. boobu benn la beneen bi mooy Siré Dia c'est vrai que politiquement am na lu bëri lu mu def Thiès bu fekkee ni ñoom foofu dafa dem ba am tendance wala mu am lu jouer en faveur kooku tamit nga xam ne il a fait des résultats pour le président je pense baax na président mu bàyyi ko ay bët soo gisee moo tax ma ne la jàngat la parce que non Siré Dia xëy na dañ ko jëlee poste mais dafa am fu ñu ko dugal. keneen ki la dem. waaw keneen ki fa nekk tamit bu fekkee dafa am dañ ko jëmmal c'est normal donc ça veut dire que tasul dara. mu ngi entretenir les militants de Siré Dia di entretenir les militants de l'autre mais lépp dans l'intérêt de Thiès et des Sénégalais. waaw noonu laa ko gisee. mais par rapport ak ministre de la jeunesse boobu tamit yaakaar naa boobu ñu bëri xamoon nañ ko ci benn côté mais tey ñu bëri tamit jàpp nañ ni fi mu jëlee maanaam ministre de la jeunesse ki mu fa jëlee. di Pape Gorgui Ndong ak kam fa teg ñu bëri jàpp nañ ni sax xëy na Pape Gorgui Ndong mu ñu fa tegoon sax moo taneegul ki nga xam ne si tey moom lañ fa indi ci jamono bii mu nekk ay critiques yoo xam si toogagul sax donc ñu ngi koy def ci moom. waaw moo tax may laaj loolu fi ñu ko teg Pape Gorgui dañ ko gis à l'œuvre dañ ko gis mu mën a ay action ñu mën ko juger waaw kii woon nañ ko mu ngi ñëw commencé gul sax ñuy wax damay jàpp ne des fois dañu am des jugements de mauvaise foi parce que man boo ma bëggee natt da nga may fekk sur le terrain nga ne kii li ñu ko dénk ne mënee na ko wala mënu ko moo tax ci loolu moom ci gàttal boobu laa dama foog ni que pour le moment on lui fait un mauvais procès. nañ ko bàyyi mu teg ay jéego ñu natt. bu ñu nattee ba pare xool ndax moom li mu liggéey loolu ak ki fi nekk ndax mën nañ ko comparer wala déet. waaw donc Mame Mbaye Niang comme yaa ngi woon ci Dakar tamit. waaw donc Mame Mbaye Niang tamit amul lu la bett ci moom ci benn côté xëy na moom mi doon wax ni moom Dakar ci benn côté tey gis nañ ni ministère bi mu nekkoon jëlee nañ ko fa mais ñu ngi ko yóbbu tamit mu nekk directeur cabinet bu président Macky Sall est-ce que moom tamit amoo ci moom tuuti mbetteel Alain. waaw Mame Mbaye xam naa si même bu may dégg dina xam ni que on a travaillé ensemble fii ci Dakar. waaw muy koo xamante ni que wax dëgg yàlla jàmbaar la amoon naa njot bu rafet ci moom te dañul. ndax Mame Mbaye il a toujours été autour du président Macky Sall
xëy na ñu dénkoon ko ay postes ministériels. comme ñeneen ñi nga xam ne ñu nekkoon autour de Macky Sall mais yoruñu woon ay cër ministériel donc tey bu demee ba président di ko remercier ne ko mais dama bëgg nga ñëw teel ma cabinet président du caaxaan te du ku ne nga fay teg donc daf ko jëlee foofu pour lan ne ko teel ma lii fii laa la soxla. man damay jàpp ni lépp gaañ ñi dañuy dund yeneen expérience parce que bu ñu tuddee Mame Mbaye anamu mu ngi ci wetu président Mame Mbaye ci wetu président lañ ko mës a xamee mu nekk responsable jeunes yi wala mu nekk fii wala mu nekk lii ainsi de suite donc tey bu nekkul ministre nekk directeur de cabinet du président c'est pas une sanction au contraire. parce que gisuma lan mooy fay sanction bi. mais tey ak maanaam ak xadar gi mu amoon tey ak taxawaay bi mu amoon ci Dakar wax nga ko. parce que ku xooloon Mame Mbaye ci élection yi ay sorteem ak yi mu daan def yëpp tey pour man mu nekkoon ci maanaam foo xam ne si tey nit ñi à chaque fois dañ koy gis comme ni nga ko waxee. xam nga Sénégal moom comme ni nga ko waxee léegi tey nga nekk ministre cabinet ak maanaam ak nga nekk ministre boo xam ne si à chaque fois ñu ngi lay gis ngay mane yenn affaires yi. xëy na foofu lañ lay gën a xaar est-ce que président tamit jàppoo ni tey bàyyi woon Mame Mbaye Niang maanaam mu gën a jege askan wi ci benn côté est-ce que loolu gënul woon. waaw damay wax ni que. bu ñuy amee lecture boobu dañuy par exemple kii tey nekk ministre de la jeunesse yoroon na ay cër mu ngi doon liggéey sur le terrain. gis nga donc dafa baax booy ànd ak ay nit bu ñu demee benn sa boo dénkee ñii lii benn instant nga ne la léegi taxawal nii parce que tout le monde a comment dire a travaillé et tout le monde mérite aussi de mettre la main à la pâte. su demee ba mu Macky Sall gis ni que Mame Mbaye musuma ko dégg mu critiquer ko ci li mu koy liggéeyal benn yoon. Macky Sall Mame Mbaye bi ñuy liggéey ak moom. daf ñu doon mais ñu fàttali tamit démissionné woon na fi ci ay coow yoo xam ne si xëy na. président moo ko c'est-à-dire coow yi bëri woon na ci benn côté mu démissionné président fexe ba mu ñëwaat. waaw mais loolu c'est normal parce que Mame Mbaye bi ñu koy laaj lu tax mu démissionné dafa ne dafa bëgg mbir mi leer et c'est normal koo xamante ne dañu la tuumal war nga jël sa responsabilité bul xaar bu président démettre la parce que askan bi ñu ngi jàkkaarloo ñëpp ñu ngi jàkkaarloo yow. bu ñu xëyee ne lii dafa am il faut nga am noo taxawee pour mu leer c'est comme bi ñuy campagne ñun dëgg nañ fi luñ fi waxoon jabaram génn fi ay vidéo di woon benn femme ne jabar mooy distribuer ay liasses ñun on a été étonné donc tey bu demee Mame Mbaye ba tey président jëlee ko poste ministériel nekkoon da ko dénk cabinet am pour man du caaxaan. cabinet président du caaxaan waxuma sax cabinet maire du caaxaan waxatuma cabinet kilifa réew mi. donc il faut que ñu am ñoo xamante ni que da nga leen wóoru teg leen fa ñi nga xamante ni que li ñu lay liggéeyal am nga yaakaar ci ñoom. moo tax ku ne c'est pas n'importe qui entre dans un cabinet. d'accord xam naa dinañ ñëwaat tuuti ci yenn jàngat yi mais dañuy ñëw tamit ci président xëy na bi mu ñëwaatee ci boppu nguur gi xëy na ñu bëree bëri ñu ngi koy wax leeralagul ba léegi ndax. day defaat beneen mandat maanaam 5 ans beeg loolu mais est-ce que tamit tey jàppoo ni bi muy def déclaration ci maanaam bi mu jotee nguur gi est-ce que leeraloon kàddu googu nga xam ne si ba léegi day xaw a jiix jaaxi Alain ci bopp askan wi c'est-à-dire mu leeral ko ni mandat bii moo ma desee pas ñu nekk fi naan mandat 5 ans beeg jëm mu leeral ko ba mu leer ci bopp nit ñi c'est-à-dire mën a libérer askan wi ci benn côté est-ce que loolu gënul woon. waaw man je pense moom wax na ko te ay nitam wax nañ ko ku mel ni Amidou Kassé dégg naa ko mu wax carrément te kooku du n'importe qui auprès du président yor communication wax na. mais loolu la waxoon ci 7 ans yi ak 5 ans yi. waaw mais man damay jàpp. mais bi ñu demee ba ci kanam la nii xëy na. loolu constitution bi moom mayetul ma def ko yeneen affaire yi. ci li mu wax. ci lañ koy jàpp ba keroog muy bëgg leneen wala du wax leneen ñu tontu ko ci loolu. am na loo xamante ni réew mi duñ ko seytaan parce que réew mi du càgg ni ñun ñi di politique kese ñoo fi nekk réew mi dafa am ñëpp ñoo ko bokk am ñu fi ne di xool xëy na seen loxo taxul ci politique waaye saa yu voté jugee ñu dem exprimer seen volonté te yaakaar naa bu ñu fa tolloo bu amee nu mu taxawee nit ñi tamit dinañ taxaw am lu ñu wax ak moom. mais pour le moment ba fi ma jàpp ni moom dégg naa ko nee na moom bu ñu ko waxu troisième mandat ay nitam dégg naa nee nañ président soxlawul troisième mandat. mais am na ay nitam tamit yoo xam ne si jàpp nañ ni président war na amaat troisième mandat. waaw frère am dégg naa ko mooy léegi nag li may wax interprétation dafa bëri ñoom ñu jàpp ko taxul da koy def taxul dina ko def su la neexee ñu ne seen yéene la ñu ne seen bëgg-bëgg ñu ne seen calcul la mais moom xam na mandat bi ko lié au peuple. te peuple bi on l'attend moom président Macky Sall mu respecter ce mandat là qu'il est lié au peuple.
Donc, léegi Alain par rapport ak bi mu jotee nguur gi tamit gis nañ li mu commencé xëy na bëri na ay affaires yoo xam ne si jël na ko surtout fexe yeesalaat dëkk bi comme ni mu ko waxee mais est-ce que loolu jàppoo ni lu ñu waroon a njëkk a def la mais bàyyi ba maanaam dernier mandat tey génnee fi yoo xam ne si ñu bëree bëri maanaam day jaaxal sax sénégalais ci benn côté. est-ce que loolu du woon ci njàlbeen gi. comme yan fi li mu fi jël temps yi gis nga ville bi ni ñu ko commencé oto yu yàqu yeeg yëpp mu fexe ba nii nañ ko fi dégager mais loolu est-ce que nekkul woon ci maanaam ci njàlbeen ba. waaw loolu je pense que yàgg na ko def. mais ni mu ko accéléré nii nag ak ni mu ko fësale nii Alain vraiment nag mi ngi koy door a def. waaw xam nga chaque mandat da ngay am ay objectif am lan la woon bi mu njëkkee ñëw dafa ne réew mi dafa am lu bëri xam daf ci naxasaay problème économie problème sécurité problème xaalis bi doon circuler waaw problème violence bi dem nañ fi sax ba am na tey ay nit ñoo xamante ne ay militaires bu ñu defee tooxi doona dañu dem prison jël nañ fi ay kilifa ay nitu diine ñu teg lépp ci yoon donc dafa amoon ay objectif bi mu doxee ci loolu mu def si ay jéego yàlla dogal population bi dénkaat ko mu ne léegi dafa am fànn bu desoon fànn bi des mooy li muy tàmbalee ni ma koy rafetlu parce que gis naa boo xoolee autour de l'équipe aussi du président il faut noter que c'est une équipe assez jeune assez très jeune wax dëgg yàlla ki mu dénk tey li nga wax ne wàllu cet gi muy Fofana gis nañ ko mu ngi def liggéey déjà mu ngi def liggéey bu rafet maintenant ku nekk dinañ ko interpréter parce que politicien beewu ak keneen dinañ wax démb lire naa benn article nit naan non daf koy préparer pour mu ñëw ville de Dakar am na ku ne Macky Sall dafa bëgg a jaar ci waa jooju pour mu andi ko ville de Dakar waaw lire naa ko mais damay jàpp ni ku nekk lecture am la parce que boobu bu fekkee ni da ngay ne da koy préparer te amoo foo ko te parce que dañuy nettoyer ville bi non ville de Dakar amoon nañu projet boobu pourquoi bi ko Khalifa Sall di def ak ñeneen nit ñi waxuñu si. commencé woon na ko waar di ni keroog moom moo ànd ak waa ji mooy ki fi nekk tey maire ne ñoom am na pàcc bu ñu ko dafa desoon si état. mais Khalifa Sall moom ñu bëri jàpp nañ ni président Macky Sall moo ko gàllankoor ba liggéey yu bëri mënu ko woon def parce que gis dégg nañ fi ay coow ci bi mu waree defar ville bi ñu ni ko non lii kii ak kii moo koy defar. non c'est que ville dafa am ay compétences am te Khalifa Sall damay wax di ko répéter encore fii mu nekk ñaanal ko mais moom ci boppam waxul ni que li nga koy toppee amul lu ci am damay wax ni que li ko fa yóbbu man sama camarade de parti la li ko fa yóbbu faute de gestion la. mais bu nekkoon parti socialiste ak léegi ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñëpp xam nañ ni du dem. mais yow. Alain bi ñu faloo Ousmane Tanor Dieng dafa leen woo ñoom ñëpp. li may wax nii xëy na boo toog ci benn social na la ko dafa leen woo ñoom ñëpp ne leen dañ leen dënk alalu réew mi fexe leen ba ngeen ci am ci ngor ba ngeen doxal. mais Khalifa bañ ko koy dénk c'est-à-dire yàgg nañu yor ñoo xam si yàgg nañu yor maire yi te boobu président Macky Sall mi ngi foon ci ay socialiste la ñu woon. ñooñu liñ def. mais Khalifa li mu wax ñi ko ñooñu daan doxale noonu la ko doon doxale ba léegi te ñooñu mosuñu ci am benn jafe-jafe. ñooñu ñi nga wax ne mosuñu ci am benn jafe-jafe xëy na man xaw ma peut-être li nga wax mais xam naa ni Khalifa bu muy plaider en tout cas ay nitam dañu ne li mu fi fekk la doon doxale mais li nga fi fekk bu fekkee du yoon est-ce que war nga ko continuer li nga fi fekk ki nekk ci dëkk bi di woote di ne dafay xool alal gi ñu créé fi ay CREI yi ñu ne lii buñ ko fi doxalati boo ko doxalee bu la ci yoon fekkee parce que ñi ñaa ngi focaliser ci Khalifa Sall ñaata ñoo nekk prison ci problème yi nii est-ce que amul ay yeneen maire Rufisque ba ay maire yu nekk prison pourquoi ñu jël débat bi centraliser ko ci Khalifa. parce que ñëpp ne nañ Khalifa moo nekkoon adversaire bu président Macky Sall. pourtant y a un autre maire socialiste boo xam ne mu ngi prison. Khalifa nu mu nekk adversaire mais ci présidentielle yi ñu bëri xëy na dama ni ñu bëri jàppoon nañ ni bu fekkoon am na ku waroon a sonalaat Khalifa Ababacar Sall Karim Wade la woon ak ku war a sonal président Macky Sall Khalifa Sall la woon ak Karim Wade tey ñu bëri jàpp nañ ni xëy na lii ñu jël Khalifa Sall yëpp andil ko problème yu mel noonu mooy que moo waroon a nekk adversaire président Macky Sall. Khalifa. Je m'excuse de le dire mais Khalifa dañuy wax ci lu bëri ci lu moom loo xamante ni amut bi gën a simple mooy Khalifa est-ce que nit mi nekk est-ce que am na ossature organisation ci am na amul organisation. laaj ma ne la
ossature Khalifa Sall kan la tey bi mu nekk prison yàlla def mu dem prison nan ñoo yor relève bi. ah mais gisuñu fi ñoom Barthélémy Dias ñi ngi fi. non mais ak kan. Barthélémy Dias mi ngi Cheikh Gueye mi ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne si. ñooy ossature équipe Khalifa. mais Khalifa ñu ci bëree bëri ci ñoom jàppale woon nañ ko maire bu Dakar bii Khalifa Sall daf ko gagné bi mu demee yéen même bi mu génnee Benno Bokk Yaakaar fexe na ba tey taxaw Dakar am taxawaay bu am solo bu mu am ci élection yi allez. waaw maa ngi la déglu. ah mais kon kay am na ñoo xam ne si ñi ngi ci ginnaawam. dama ne la Khalifa amul benn ossature dama koy répété at pour commencer Khalifa leadership bi ñu wax ni moom la amut xam nga dafay am li ñu wax ci Khalifa naan ay dafa mën a sonal Macky Sall boo demee Ziguinchor kan moo fa ne. ku fa am doole Khalifa bu génnee Dakar dem Ziguinchor ñu duma ko. ah yéen dem ngeen fa Sonko duma leen. xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw. bu génnee fii dem Saint-Louis ñu duma ko bu génnee fii Dakar dem feneen te Dakar il faut le dire Khalifa n'a jamais gagné la totalité des communes de Dakar. loolu na nga andi nitam ñu ko jege ñu ñëw wax la Khalifa ndax il a une fois gagné la totalité des communes de Dakar musut am. musut am donc man dama jàpp ne dañ ko may tour dañ ko may loo xamante ni amu ko. amu ko tey li ma ko wax ni que bu fekk am na ay nitam ñoom ñu ngi may dëgg nañu ñëw nañu Khalifa il a une fois gagné la totale amul. amul. baax na donc loolu xam naa nit ñi ñu ngi lay dégg. te Macky Sall. yor réew mi yor coalition bu toll nii benn bokk yaakaar jàkkoontal fi parce que su ma leen déggee ni ngeen di wax dafay mel ni Khalifa moo gën a xarañ ñoom Idrissa Khalifa moo gën a xarañ ñoom Gakou Khalifa moo gën a xarañ ñi nekk ci opposition bi non. non parce que xëy na ñoom ñu ci bëree bëri am na fu ñu jaar mais Khalifa Sall tey mën nañ ñi ci élection yi xëy na moo waroon a nekk rentrem ci li nga xam ne si moo nekk présidentielle yi ñu ci bëri jàppoon nañ ko xëy na bu ñëwoon ak maanaam yi ñu teg ci kaw deram mën na tax Khalifa am dara ci benn côté. Khalifa teguñu dara dama ne la Khalifa fi mu nekk du nit a ko fa yóbbu te loolu moom xam na ko ñi mu jëlandoo yóbbu leen prison ñoom xam nañ ko. parce que damay wax ni tamit loolu pour ma leeral Khalifa ñi témoigné ci moom yëpp mbir mi amul kenn koo xamante ni ci parti politique la bokk ñi mu nekkal mairie la ñu ko accusé ñi mu nekkal mairie la donc il faut pas que chaque fois ñu jël débat boobu di ko andi ci parti social ci Macky Sall parce que bu fekkee ne ñi ngay liggéeyandoor ñoom ñooy ne mosuñu fi gis dugub mosuñu fi gis ceeb li ñu signé lii la. bu fekkee ki ngay liggéey moo ne chaque fois damay décaissé mais li tax may décaissé mosuma ko gis. ce n'est pas d'accord c'est pas léegi xam naa pour ñu génn tuuti ci Khalifa est-ce que tey taxawaayu parti socialiste Alain yéen ñi nga xam si xëy na même d'accord naa ni xëy na xam nga wax nga ni que ni xëy na dafa am lu moom li ko dal moom maanaam ci moom la jógee. ci benn côté mais est-ce que tey taxawaay bi ci parti socialiste si am Alain jàpp nga ni waroon na ko cee am. ban taxawaay bi nga xam ne non bi ngeen ci am ci nii xëy na kenn déggu ci ngeen def ci dara comme ni nga ko waxee en tant que jeune boo xam si toog nga wax ni xëy na Khalifa Sall moom moo def li ñu koy toppee est-ce que loolu moo waroon a nekk seen taxawaay man dama wax fii ci njëlbeen ne leen bi ñu waxtaanee ànd ak coalition bi parce que Khalifa il faut que ñi xam ni que ce n'était pas n'importe qui dans le parti Khalifa mooy nekkoon secrétaire à la vie politique xam nga ci parti bi donc il n'était pas n'importe qui bi question saa yoo amee question politique ci pays bi ci dëkk bi wala question internationale parti social dañ koy waxtaanee moom mu àddu ci ñeneen àddu ci ñun ñi nga xam ne ay ndaw des fois bu ñu amee chance ñëw bureau politique dañ ciy àddu yaa ngi dégg. donc dañ koy waxtaanee biñ ci waxtaanee ba pare ci lépp ñu consulter base yi moom dafa jël sa responsabilité. ak peut-être ñi nga xam ne dañoo jàpp ni que ñoom d'accord ñu ci ñu jël seen responsabilité ñoom ni ñu doxalee ñoom duñ ko ci parti bi nangu leen ko ñu jël média yi di wax depuis 2014 parti bi toog lu nekk dégg nañ ko suñuy mouvement am na mouvement xam te dañ ci yàq lu bari mais yàlla dogal comme ni ma wax ne parti bi ñii dañuy dem ñii di ñëw ñu dem ba ci jéem a jamono ñun ñu confectionner seen i liste dem élection ñun bi ñu tàggoo ak ñoom dañ taxaw seetaan leen parce que bi ñu koo tàggoo looy def ci ay mbiram damay wax ni que ñun dañu leen exclure parti socialiste donc mun na leen exclure ba pare dem di leen taxaw non. li ñu mun mooy ñaanal leen yàlla suñu borom fi ñu nekk peut-être yàlla defal leen sutura parce que kaso kenn ñaanal ko kenn mais du ñun ñooy taxaw dem defal leen parce que ñun dañu am ligne boo xam te ci lañ taxaw ñoom ñu am beneen ligne ñoom nañ assumer seen ligne ñun ñu assumer suñu ligne ñu ngi koy assumer parce que lu nekk dégg nañ ko
mais ñun li ñuy def xam nañ ko li ñuy def dañ ko réfléchir li ñuy def dañ ci waxtaan ak nit ñi ñoom li ñuy def ñoo ko tànnal seen bopp nañ ko assumer. parce que politique tamit noonu la mais ñoom du ñu jël li ñuy def ba pare ñuy xaar. kon parti socialiste daal taxawaay bii rek la ci mënoon am. ñoom du ñu def seen choix ba pare di xaar suñu ñu am nu ñuy taxaw ñoom non parce que ñoom dañu taxaw di ŋàññi suñu kilifa dañu taxaw di ŋàññi suñu instance dañu taxaw di wax lu nekk ci presse bi donc loolu bu ñu wax ci presse bi bés bu ñoom bu ñu demee ba amay gàllankoor lu ñu bëgg ñun ñu def. lu ñu bëgg ñu def ñun dañ taxaw ne li yoon xool bu fekkee li yoon di toppee lu baax la na ko def bu fekkee du lu bon tam na leen bàyyi moo tax ñun mënuñ ci wax parce que tamit li nag ci yoon ñun mën ñu ñëw ne yoon defal li non. mais est-ce que tey jàppoo ni tey comme niñ koy faral di waxee maanaam ay wax yoo xam ne si commencé naa jib que ni xëy na am na ay waxtaan yoo xam ne si mi ngi am diggante parti socialiste ak Khalifa Sall ak jëm sax ci président Macky Sall xam ni naam président Macky Sall gis nañ ni waa PS am na taxawaay boo xam ne amoon nañ ko ñu fexe que ëllëg xëy na bu fekkee am na maanaam am na leader buy génnaat ci parti socialiste mu nekk Khalifa Ababacar Sall. lu tax war a doon man. ah ñu bëri jàpp nañ ni xëy na am na ay waxtaan yuy am ci diggante président Macky Sall ak Khalifa Sall. damay jàpp ne lu tax war a doon man wala keneen parce que nit ñi dañu tàmm di xalaat. mais ak yow li nga wax fii ci Khalifa Sall loolu xel mën na ko nangu ci benn côté. dama ne la politique da ngay nekk ci biir parti ñu tàggat la nga àgg benn époque bu ñu la yaakaaree les gens mettent tous les moyens pour ñu tàggat la pour ñu jàppali la ci li nga bëgg yaa ngi dégg Khalifa Sall ak li mu munti am yëpp Khalifa Sall n'a jamais été seul parti socialiste moo ko doon jàppale. moo tax ma ne la bi mu jëlee responsabilité am ne dafay dem parce que Khalifa Sall bu muy élire maire ñii ñee nga wax mais il n'est pas un candidat indépendant. ak yeneen il avait l'appareil du parti socialiste à ses côtés. bi mu demee ne ba ne moom mënatul li day taxawee na le bëggatul li parti socialiste moom mu koy defee tam nit ñi taxaw seetaan ko c'est ce qui s'est passé en réalité. donc tey bu ñu tolloo fenn ñoom ñu ne dañuy waxtaan bi dama wax ni ñun mel ni ndaw man ni man nekk ci parti bi ñu ci bëri xam nañ ni bu doon waxtaan am sax du demee ni parce que ñoom am na lu ñu fi yàq lu bëri. ñaan subir nañ ñoom Khalifa. ñun subir nañ fi ay violence bopp leen jub si lu nekk dégg nañ ko ay lynchage médiatique donc duñu xëy def loolu lépp ñu xëy rek ñu naan waa ay salaam ak ñu daw ñoo toog non dafa am ay conditions te conditions bu naree am ñoom xam nañ si ñoom war nañu xam ni que lii du yomb ku nekk nag mën nga taxaw ci média yi ne wan def naa li mais war nañu xam ni que il faut que ñoom ñu amandé wu ñu jël seen responsabilité devant le parti et devant le peuple. d'accord mbokk yi ñuy déglu ñu fàttali leen yéen a ngi ànd ak ñun ci Top FM 97.8 émission li ci réew mi tey nag ñi ngi fi ànd ak Alain Samb nekk ci jeunes yi nga xam ne si ñëw bokk ci parti socialiste waaye tamit nekk fële responsable fële ca Wakam di ngeen mën a bokk ci émission bi 88 628 81 81 88 628 81 81 ñu fàttali mi ngi waroon ànd ak nag Yoro Seck bu parti réew mi mais dafa mujjee am gàllankoor ba mujjul fekkee émission bi mais ñu ngi ci ànd ak moom 88 628 81 81 88 628 81 81 tey Alain ñu dugg tuuti tamit ci li nga xam ne si moo ñeel wàllu doxalinu réew mi parce que ñu bëree bëri jàpp nañ ni président Macky Sall toogaat na ci boppu réew mi mais am na loo xam si dafa des ci benn côté muy li mu waxoon ni xëy na dina ko fi jëlee te finalement mujj ñu koo gis ba mu jotaat li nga xam ne si moom moo di ñaareelu mandat bi waxoon na ko que ni xëy na wax nga ko léegi ci doxalinu réew mi bu njëkk lañ daan gis muy am ci réew mi ñu bëri jàpp nañ ni lañ fi daan bañ sax léegi gis nañ fi pire ci wàllu yàq ci lu bëree bëri loo xam ne si ay institutions yoo xam ne si xëy na na mu waroon a taxawu ko tey est-ce que loolu tamit jàpp nga ni ak juróomi at yi ñu jëm président Macky Sall war na mën a fexe ba joyante lu ni mel. waaw Seydina man nga baal ma mais damay wax ni que il faut que citoyen bu nekk mu xam ne du président mooy bale sa buntu kër. il faut que ñeneen ñu xam ko citoyen bu nekk dafa war a xam ni que fi mu dëkk war na dugal loxoom parce que bu fekkee da ngay toog te di xaar lépp ci état du dox. ñun gaa ñu ngi politique mais ñu ngi ci yeneen association di jàpp ci set gi di jàpp ci mbirum taalibe di jàpp ci leneen. parce que ku nekk fi nga nekk d'abord il faut nga andi fa sa contribution loolu mooy tax ngay réclamer au citoyen. état
dafay peut-être di joxe comme Macky Sall di joxe ay directives ne nañ defee nañ def mais loolu ak lu mu mënti bëgg ci dëkk bi bu fekkee waa gox ba wala waa dëkk bi ci bopp mu jàppale ko du dem. du dem ba tax na nag il faut que ñun ñëpp toute posture ak toute religion confondue ñu dugg ci mbir mi parce que noonu la ñuy mën a développer dëkk mi dama doon waxtaan sa benn kilifa mën na ko émergence bi ñuy wax. mënta am bu fekkee Alain mu ngi taxaw di saw ci mbedd bi ci mbedd bi. émergence bi ñu wax mënta am bu fekkee Alain mu ngi naan mbuus doo xam di ko sànni ci mbedd mi. émergence mënul am bu fekkee ni que Alain saa yu soxlaa dara ñëw baaree mbedd mi toog ne mbedd buur la donc yooyu dafa am yoo xamante te boo koy def du président yi jóge fa ñoo na la teggi ko. il faut que nit ñi ñu changer mentalité boobu. donc il faut que tamit ñu xam ni que état daf fi nekk pour ñëpp xëy na dina sanctionner. mais li ma ko waxoon rek sa buntu kër boo ko dul bale doo fa mos a gis président. waaw d'accord mais par rapport ak xëy na li nit ñi doon xaar ci lu bëree bëri ci président Macky Sall naam li nga wax nii xel mën na ko nangu ci benn côté parce que duñu am na loo xam ne si état mën la koo defal mais am na loo xam ne si tamit responsable état la tey ci benn côté parce que gis nañ ni tey bi mu ñëwee am na lu bëree bëri lu ñu doon xaar ci changement ci dëkk bi mais finalement gisuñu ko ci lu bëree bëri xëy na daf ni waxoon dina jiital réew mi avant parti mais loolu gisuñu ko ci benn côté est-ce que loolu tamit du jox dëgg que ni Sénégal fam ko gisoon ci président Abdoulaye Wade mi fi nekkoon parce que ba mu ñëwee loolu la gëm la woon nit ñi yàq gi dafa bëri woon mais gis nañ ni yàq gi tey la ëpp surtout ci ñi nga xam si ñoo farek président Macky Sall. waaw Seydina dafa waxoon ni que la patrie avant le parti. te damay wax ni que bu fekkee ne am na puy jël nañu jël lenn ci réew mi loo xamante ni que diggante gouvernement Abdoulaye Wade ak gouvernement Macky Sall ñu comparé ko. li wàññeeku ci gouvernement Macky Sall la nekk. nañu jël benn élément nañu jël élément bu nekk ñu xool ko ñu ne lii la doon jar lii lay jar wala Macky Sall defoon Abdoulaye Wade def na fi léegi nit Macky Sall dañ ñëw yaaxali. au contraire dafa yaxanal xëy na man li may reproché ñi nga xam ne ñoo yoroon communication président. dama wax ni que le détail bien fait dañ ko war a fësal. mais ils ont eu un problème de communication loolu sama lecture la. parce que pour man bu ñu doon wax li président def yëpp bu ñu doon wax nit ñi carrément que chaque fois lii dina leer ci bopp nit ñi mais am na ay salaire yokku na fi dégguma nit ñi dugg tàccu. impôts yi am na lu ñu ci def. école yi am na lu ñu ci def tali yi ak leneen la mais dégguma ñi ñuy toog wala ñi jël responsable wax ci moo tax ma doon wax ni tamit même boo nekk opposition da ngay nekk un opposant boo xam te ne da ngay dëggu su waa ji liggéey da nga koy nangul. heureusement am na ñu daw fekk si ko te avant dañ taxawoon jàkkaarloo moom ku mel ni damay jël l'exemple de Talla Sylla. ku xam ni Talla Sylla fit rek lay demee bañ na sa ba daf ko bindal wëy parce que dafa reconnaître na ñun ñu doon. mais Talla Sylla li mu am ak problème Idrissa Seck ñu bëri jàpp nañu loolu moo tax. non parce que Idrissa Seck moom la mu am sax Idrissa Seck moo tax mu am ko parce que moo ko yóbbu ci bopp maire bu Thiès. li ñuy wax ni Idrissa Seck sañul wax ni que moom moo tax Talla Sylla am ko. mais Idrissa Seck wax na ko. Idrissa Seck dama ne sañul wax ni que li Talla Sylla am moom moo tax mu am ko parce que Talla Sylla ñëwul croiser les bras toog. Talla Sylla dafa jàpp. mais bu jaaroon ci Idrissa Seck tamit du jot ci maire. loolu nga foog. waaw parce que non lan moo ko gañeloo Thiès Talla Sylla yàgg na Thiès te mënu koo gañe. est-ce que boobu amoon na les mêmes ambitions. mais. gis nañ boobu am na ambition te bu fekkoon tamit bu loolu bu ne ko réalité lan moo tax Idriss Seck d'accord parce que Idriss Seck dafa am lu mu bëggoon tamit. parce que il faut pas que nit ñi di lëre Idriss Seck bu nangoo nit allié ak moom dafa am lu tax. dafa am fi mu bëggoon dem mu am fi mu bëggoon dem Talla ne damay def li mu ne ko damay def boo defee li man ma bàyyi la li nga gérer ma gérer la li. bi ñu fi paree lu tax Idriss Seck bi muy dem kaasul il est parti joyeusement parce qu'il est parti vivre une autre expérience loolu laay wax. donc Talla Sylla je pense ku ko xam ni que am na fit yàgg na politique lu bëri dal na ko fi donc man damay wax ni que ñi naan Idriss Seck moo tax non politique alliance la. alliance. souvent léegi ne parce que léegi on est à l'ère des coalitions amatul kenn ci dëkk bi ku mën a jug ne man tundung mën naa gagner élection ak koo mënti doon. Macky Sall mënul taxaw te ne man rek maa gagner mënu ko dafa am ñi mu àndal ñu jàppali ko mu gagner. c'est comme ça que les choses se passent.
léegi bu ñu xoolee comme ni nga ko waxee léegi ci xëy na Talla Sylla ñu bëree bëri daan nañ ŋàññi président Macky Sall mais gis nañ ni tamit ñu ci bëri ci moom ñu àndoon ak moom mais xëy na bi ñu demee tuuti xam nañ ni fi mu jëm ak ñoom amul ndox ñu teel ñu c'est-à-dire ñu teel a génn tamit ñooñu tamit est-ce que du ñu jox dëgg tey que ni li ñu doon wax gis nañ ko ci président Macky Sall. waaw Seydina man dama bëgg ñu wax ñu kan ak kan la. Thierno Alassane gis nañ ko. bi mu ànd ak président non Thierno Alassane bëri nañ. bu ñu ko doon Thierno Alassane. xam nga dafa am loo xamante ni que il faut que ñu xam ko déjà damay wax ne fii tour bi mu yor la République des valeurs boo demee ci programme Ousmane Tanor 2012 ak 2007 di yaakaar na boo ko xoolee di nga fekk loolu déjà dafa def plagiat dama koy wax fii Thierno Alassane. bi ci topp mooy que Thierno Alassane kan moo ko xamoon. ah mais waaye c'est-à-dire ñu bëri nag xam nañ ko nag. damay ñëw kan moo ko xamoon. Thierno Alassane même kilifteef bi mu yoroon cadre APR yi Macky Sall ko def mu jógee foofu Macky Sall def ko ministre léegi yow nit ki la defoon ministre ne la nii laaj sa mbir ñu dox nga ne doo ko def nga xëy parce que erreur bi am ci dëkk bi ma profité di ko xam mooy que da ngay xëy nga mer nga dem créer un parti politique. te taxul nga jiite parce que parti politique du ñëpp a xeer di ko def. gis naa fi ñoo xam ne dañoo mer dem créer parti politique te après fii lañ nekk di taxawaalu Thierno Alassane génnul de newul Macky Sall Thierno Alassane dafa dem ba mu bëgg am yoon mujj Macky Sall ne ko man fii laa la bëgg a jaarloo mu arrêté. mais boobu ba léegi mu balaa sinon boobu mu nga nekkoon di défendre Macky Sall fu nekk mu dem fa ci tour Macky Sall c'est pas parce que Macky Sall da ko freiné moo tax mu xëy gedd. ku mel ne Abdoul Mbaye nag ku mel ne Abdoul Mbaye mi nga xam ne Abdoul Mbaye même chose Abdoul Mbaye c'est-à-dire moom tamit xëy na président Macky Sall tamit andi na ko andi woon na ko ci wetam. ñu gis ni tamit moom xëy na lu ci bëree bëri comprendre ko woon sax xëy na mën nañ wax ni nekkul woon sax politicien ci benn côté mais tey moom tamit bu duggee ci benn mbir moo xam si tamit jàpp na ni bi mu génnee li mu wax mooy que moom fi mu jëmoon xamu ko te bu fa continuer fa muy yóbbu Sénégal xëy na loolu moo tax moom tamit mu teel ci génn ci benn côté. Abdoul Mbaye semaine ba lay passé dama doon xoolaat déclaration de politique générale mu doon def ni mu fa doon défendre président bu weesoo loolu Abdoul Mbaye je pense que li muy def nii tey man sama gis-gis la perte de temps la. ah ci lan lu tax nga jàpp ni perte de temps la. dama jàpp ni compétence yi mu am li muy def nii du ko njëriñ il faut ma reconnaître parce que bi ñu koy jëlee déjà c'était à la surprise de tout le monde. parce que am na lu mu mën a nit da nga koy reconnaître. mais politique bi muy def nii tey bi mu fi jógee bi mu fi nekkee ba tey on a vu comment ça évolue pour man perte la dama jàpp ni que Abdoul Mbaye aussi il n'est pas parti parce que dafa trop Abdoul Mbaye dafa dem parce que président ko wàccee. c'est comme ça ñi da ngay toog ñu wàccee la nga ne da ngaa mer parce que yow tu penses que yow rek yaa foor a nekk non président tamit il faut ñu ñuy xam ni que ñi muy liggéeyal dafa am yaakaar ci ñoom mais bu la tegee gis ni que xëy na parce que dafay am yaakaar bu rafet ci yow. non boobu kay ñu bëri jàpp nañu da doon làmbatu rek parce que boobu xamul c'est-à-dire ñëw na ci nguur gi xamagul nu muy def andi fi ay nit ñoo xam ne si moom sax c'est-à-dire ñooñu dañ koy bett ci benn côté parce que daf doon làmbatu. man mënuma d'accord ñu ne Macky Sall dafa làmbatu. ah xamul tax. Macky Sall gis nañu parcours am fii ci dëkk bi Macky Sall c'était pas n'importe qui dans ce pays. mais ku mel xam nga boo nee Abdoul Mbaye li mu yaakaaroon ci moom mooy làmbatu gi ci benn côté parce que boo xamee yow Alain di nga xam ni kat kii su ma ko tegee li ma soxla ci moom mën na ma ko jox wala du ma ko jox. làmbatuwul Abdoul Mbaye Macky Sall ko jëlee teg ko jox ko mu jiite ministre yi nee naa la muy def déclaration de politique générale défendre ko fa dafa rafet di conduire le gouvernement ci nu mu rafetee mais nag ñu dem ba ci biir jëmmi jamono xëy na président gis ni li muy doxalee doy ko am na ci droit parce que bu ñu fàtte ni que nee naa la président yor na fa ay ndombal tànk yu bëri nekk na fa sa premier ministre donc liy dox ci dëkk bi xam na ko gis na ni que xëy na ñii am naa yaakaar ci moom parce que xëy na xarañ na mais nit xarañ ça veut pas dire que forcément que li ngay xaar ci moom mën nga koy jox. donc mun na am na droit sañ-sañ comme ni constitution bi joxe dem ba benn instant mu ne kii de am naa njort bu rafet ci moom mais li may xaar man satisfaire ma donte xarañ na je me sépare avec lui. mais li ma wax mooy que c'est pas parce qu'on s'est séparé de toi nga yeewu nga ne yow da ngay dem créer pas léegi pour lan pour juste venir te poser à ce qui xam dala tekkil ndomb. à quelle fin en fait finalement on se dit que yow bi nga fi nekk sa yow sa jëm bopp kese nga fi nekkal parce que tu étais là pour servir boo demee ba ñu tekki sa ndombal tam nga ne yow da nga ñu opposé pour lan parce que kooku doon la fa jëlee mais kooku la réew mi dañ kooku la ñuy raaj compte.
d'accord léegi yow su ma la doon laaj tey ëllëgu Benno Bokk Yaakaar bala maa ñëw sax ci parti socialiste parce que tamit yéen seen ëllëg di xam naa dina nekk loo xam ne si tey ñu bëree bëri dinañ ci enquêté wu c'est-à-dire lan mooy nekk seen ëllëg parce que gis nañ ni xëy na ni ngeen fësee ci benn côté ci opposition ku fi toog sax maanaam ñi ñuy déglu sax jàpp nañ ni yow fi mu toll nii yaa ngi ci biir APR ak ni ngay défendre président Macky Sall tey ëllëgu Benno Bokk Yaakaar parce que ñu bëree bëri jàpp nañ ni moom bu fi président Macky Sall jógee moom xëy na nu golo xam boote doomam ci benn côté lay doon. waaw damay wax ni que Macky Sall li may défendre ni c'est un bilan que nous avons partagé. Et que nous assumons. ëllëg Benno Bokk Yaakaar ba fi ñu toll nii échéance yu ñuy dem ñun parti socialiste ci ligne boobu lañ nekk aller ensemble aux prochaines échéances électorales moo xam yu mu mënti doon. fii ba 2024 ñun de dañ jàpp ni ñoo nekk ci ensemble. xaw ma luy xew ci diggante bi mais. mais yow amoo ci benn jàngat ak ni muy doxee nii. jàngat. ci Benno Bokk Yaakaar. mais jàngat Benno Bokk Yaakaar déjà mooy loo xamante ne musul am ci réew mi. coalition bi nga xam ni boobu ba léegi mu ngi taxaw amul coalition bu yàggee ni Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar teel dem na modèle ñii dañuy laaj ni comment est-ce que les leaders ont fait pour que Benno tenir wax naa sànq ci jël benn ne la coalition bu mel ni Benno Bokk Yaakaar nga am plus de 300 et quelques mouvements ak partis politiques ñu nekk wër ko ak tous les soutiens nga mun ko tenir ci diir bu mu commencé ba tey loolu foog nga nangu ni que il faut mu am ay arbitrages yoo xamante ne ce sont des arbitrages douloureux te il faut que ñi koy jiite léegi la ñu nangu bàyyi dara. looloo tax coalition bi mu yàgg. parce que ñi ko jiite dañu mot ay kilifa xam ni que bu fekkee dañu wax ni que servir le pays am na loo xam ne muy fa yeggee intérêt pays bi la ñuy jiital. d'accord léegi ñu fàttali mbokk yi ñi bëgg a participer ci émission bi 88 628 81 81 mun ngeen jaar foofu 88 628 81 81 tey ñi ngi dalal Alain Samb nekk responsable jeune parti socialiste foofu nga xam ne si moom moo di ca Wakaam 88 628 81 81 Alain ñi sénégalais nag yaakaar naa sonn nañ trop ci li nga xam ne si moom moo di xëy na wax ji président sax wax na ko ci jamono bi que ni léegi wax ji war na mën a jeex nag ñu jublu ci li nga xam ne si moom moo di ëllëgu Sénégal mais tey ak juróomi at yi nga xam ne si naam président Macky Sall dese na ko mu war cee jëm ci ay réalisation yoo xam ne si tey jàpp nañ ni war na ko mën a indiwaat yokkaat ko ci li nga xam si moom moo di réewum Sénégal mais est-ce que ci diir boobu jàpp nga ni président li mu commencé woon ci benn côté ndax jàppoon na ni sax élection yi dina xaw a metti ci moom ba ay mbir yoo xam si sumboon na ko laataa moo pare sax inauguré na ko mais tey est-ce que ci diir bii ñu jëm yaakaar nga ni président war na mën a continuer liggéey bi nga xam ne si xëy na commencé woon na ko ci benn côté pour jublu nag ci liggéey vraiment teg fi Sénégal xoo xam si bu génnee dina am way wu rafet. waaw je pense déjà dama wax ne sant bi Samb la donte ci Lebu laa dëkk Samb la du Samb Samb Joola mais ci Lebu laa nekk. xam nga man sama mag yëpp Samb lañ sant moo tax may wax Samb. sant bi Samb la. ok waaw li may wax mooy président je pense que dañuy am njort bu rafet li mu bëgg ci réew mi je pense ñëpp fi toogoon tamit ku nekk da nga am loo bëggoon réew mi. mais nag da ngay doxal ba àpp ñëw bu àpp ñëwee. bu fekkee li nga bëggoon matalew ko keneen ñëw continuer donc dama jàpp ni moom ci diiru 5 ans il fera le maximum. pour atteindre moom li mu bëgg li mu foog ni que ci juróom at yi parce que il s'est fixé des objectifs ut ay nit ñi muy liggéeyal pour atteindre objectif yooyu temps bi du ko xaar donc pendant 5 ans yooyu objectif yi daf ci am yéene. bu fekkee dina am gàllankoor xamuñu mais ci 5 ans yi bu jotee bu fekkee ni que jot na. yàlla def mu yeggali ko ñu dolli sant yàlla. bu fekkee yàlla dafa def ñu yegg foofu noonu ñu gis ni keneen mooy continuer kooku ñu jël parce que état continuer la. continuité la plutôt donc damay jàpp ni que man awma dara lu ma ci ragal li may ñaax président ak ñi muy nekkal mooy que nañu fexe continuer liggéey bi. waaw def ci fulla ak fayda bu mat sëkk ba tax ñoom bu ñu fa jógee sax ñu xam ni lii de def nañ ko fi. pour réew mi.
loolu daa lancé léegi nag waxtu gi moom yàlla suñu borom moo ko moom dinañ matal lépp yàlla suñu borom moo xam. mais tant que ñu ngi ci nañ ci def fulla ak fayda. parce que dafa am lu ñu leen sas. mais ak projet yi nga xam ne si xëy na ñu bëree bëri jàpp nañu ay projets yoo xam ne si xëy na mënoon na ñàkk ci réew mi lu mel ne terre bi parce que Sénégal soxna na noo xam ne si xëy na moo gënoon a nekk maanaam moo ëppoon njariñ tey ci réew mi que ñu fiy teg lu mel ne ay terre yoo xam ne si li muy coûter xaalis ci Sénégal ëllëg mën na jural Sénégal ay bor yoo xam ne si nekk na loo xam si xëy na suñuy sët sax ñoom ñooy toog di ko fay est-ce que loolu tamit tey jotul président gën ci bàyyi xel ba projet yu mel noonu tey ñu mën a musal Sénégal ci yenn bor yi. waaw président dafa wax ni benn slogan dafa ne liggéey ngir ëllëg dafa am loo xamante ni buy am xëy na doo gis njëriñ bi léegi damay wax fi ma dëkk Wakaam man bi ñuy defar statut bi man d'accord ma ci woon. statut Abdoulaye Wade bi. waaw man d'accord ma ci woon Abdoulaye Wade mu ngi yoroon projet am ces 7 merveilles benn bi ma wax man fi ma nekk man d'accord ma ci woon mais tey boo gisee rentabilité économique bi muy indi nga xam ne amaan na njëriñ xëy na man peut-être doyuma mais du càgg ni baaxul. Grand Théâtre mu ngi nii place du souvenir mu ngi nii te pourtant jamono bi ñu koy def dañu jàppoon dafa yàq lu bëri. donc dama jàpp ni président li muy def ni Macky Sall parce que train bi pour kàll c'est pour les populations. dama jàpp ni daf ko def du yàq parce que ñu koy jëriñoo mooy population yi xëy na nit ñi dañuy wax ne boo ne nit puusal mën a man fii laay sutural la boo ko ne puusal parce que li ma fi bëgg a def pour ñëpp a koy bokk moom dina frustré. moo tax ma jàpp ni que ñu siy kaas lu bëri bu ci kanamee danañ noppi parce que train bi li mu la nar a andil moo ëpp li ñuy calculer à l'instant. donc dama jàpp ni ci liggéey ngir ëllëg boobu noonu am na xam da nga koy def léegi nii mais suba nga koy gis c'est comme. tey bu ñu jëlee dëkk bi fi mu tolloon début indépendance Sénégal bi muy defar administration Sénégal bu muy yor armée bu baax di ko teg ci yoon. Sénégal bi muy defar école di jox nit ñi blouse tout ça loolu yëpp daf ci amoon mais xëy na nit ñi gisee ko ñoo noonu te mais tey aujourd'hui on a la meilleure administration on a une armée boo xam te respectée partout mais c'était un processus ñu ci investir am na pays yoo xam te dem na ay pays yoo xam te ni que li ñuy sol ci tenue macha allah li ñuy lekk ci camp yi doy na waar. mais Sénégal dafay investir ci armée am ñenn dañu jàpp ni que les priorités sont ailleurs non corps bu nekk dafa war a am wàllam tey nag président li muy def nii liggéey ngir ëllëg la le terre là comme yeneen projet bu paree alakuli ali 1 moom dina ko fi bàyyi te loolu ça va rester pour l'éternité d'ailleurs bi muy commencé mandat am nañu doon naan li muy def nii Wade moo ko commencé woon mais bu ko yeggalee c'est normal. c'est normal. donc moom tey li muy def ni suba keneen mën na ko yeggale et ce sera normal c'est une continuité. d'accord gis nañ ni tamit ci xëy na ci maanaam mandat bi dafa gën a fësal que ni xëy na ci ndaw yi gis boppam ak jigéen ñi. donc ndaw yi moom yaakaar naa depuis président Macky Sall toog ba léegi gisuñu seen bopp parce que diggoon nañ leen fi ay emploi mais ba léegi gisuñu ko donc bi muy campagneat nii dem na wax ni dina fi andi lu tolloog 2 millions ci wàllu emploi mais ba léegi. xëy na ci diggante bi ñu bëri jàpp nañu daal xëy na nam leen ko waxee woon rek maanaam ay wax la loo xam si dafay jaar rek jàll mais tey loolu tamit xëy na du ñàkk gis-gis boo xam ne si war nga ko cee am. waaw man damay jàpp ni xëy na ñëpp amuñu liggéey mais duñ ne dafa fi dara. mais liñ doon xaar ci ndaw yi ci wàllu liggéey nag Alain. maa ngi ñëw. Seydina dafa am loo xamante ni foog ñu wax ko fii ndaw ñi du question xëy na sax liggéey amul pour ñëpp mais dañu am problème qualification. ndaw ñi waaw ñu ci bëri côté ONS ñu bëri ñoo xamante ni que ils sont pas qualifiés loolu moo tax école formation yu président centre de formation yu président def ñëpp c'est pour ça parce que da ngay mel ni benn Alain di taxawal di kaas ñu jox la poste liggéeyoo ko yàq la. mais loolu gaa yee koy def. ñan ñoo koy def ñu nekk ci nguur gi ñu ci bëree bëri ay parti politique la ñuy recruter. moo tax moom mu bëgg a jubanti loolu. mais mu bëgg a jubanti loolu beneen bi mooy mais loolu la waxoon ni da koy jubanti avant ñu ko jox Sénégal. ci benn côté mais dama ne la beneen bi mooy. sànq wax naa la ne la gouvernement Macky Sall bi dafa jeune beneen bi mooy nañu génnee limu bi fi gouvernement passé ak bi fi nekkee Macky Sall def na fi pratiquement plus de 24 000 et quelques emplois dama ne la xëy na ñëpp amuñu liggéey ci ni ñu ko bëggee parce que liggéey bi dafa am loo xamante ne il faut que le Sénégal mu devenir un pays industriel am na secteur yoo xamante ni que ñoo ëpp li ñuy porter emploi moo tax bi muy commencé gouvernement bi am na ko xamante ni que moo ci yor affaire industrie parce que levier yoo xamante ni que pour nga absorber taux chômage bi il faut que mu am ay levier
il faut que ñu am fi ay entreprises yu mag il faut ñu am fi yu bëri beneen bi bu may insister Seydina il faut que ñu jeunes yi tamit ñu bañ a yàkkamti ñu nangu formé wu. parce que ñu si bëri nee naa la dañu am problème qualification loolu dama ko gis ba taay. dañu am problème qualification donc ku am problème qualification foo koy def te beneen bi mooy aussi il faut que ñu ñi tamit nangu ni que liggéey du forcément bureau. loolu dama ko gis si sama camarade sénégalais yu ba dañu am complexe boobu. maanaam boo toogul ci bureau rek yaakaar ni liggéeyoo waaw nekkoo di liggéey. ensuite chaque année man yàlla mos na ma dimbali ma demoon di jël sama benn neveu bu ndaw boobu mu ngi nekk école primaire mais ay 13 heures ma taxaw bi ma taxawee jékki-jékki gis xale yi di déferler di génn may xalaat ñun fi ñu tolloon boobu ñu ngi jàng ñii ndaw ñi ñoom ñëpp ku nekk yaa ngi yaakaar ci nguur bi. ñoom ñëpp ku nekk say waajur ñu ngi yaakaar ci yow ma ne est-ce que ñii ñëpp sans compter ñun ñëpp est-ce que ñëpp dañ toog bureau. donc ci laa wax ni que il faut que nit ñi ñu jàpp jeunes yi ñu dimbal leen pour ñu faciliter les modalités d'entrepreneuriat. il faut aussi que jeunes yi ñi nga xam te ne am nañu chance pour di jàng ñu fexe ba performant. te ñu xam ne tamit liggéey du càgg nii da nga nekk ci appareil état kese liggéey nit dina ko créer. nit dina ko créer donc il faut que ñu boole loolu daal la wax mais damay jàpp ni que Macky Sall effectivement dese na ci mbiru ndaw yi. ndaw ñi ok du ma ne def ma dara mais dese na. dese na mais tey lan nga jàpp ni tey suñ ko soit su ko defoon xëy na lépp mënul matale parce que xam nañ ni yàlla sax moom mën na lépp mais am na loo xam ne si mën na ko bañ a def mais tey lan nga jàpp ni moom la war a def ci 5 ans yi que accélérer mbir mi ba jeunes yi tey bu dul ñëpp tamit ñu bëri mën ci gis seen bopp. waaw li ma nee naa ko sànq mooy il faut que dëkk bi ñu industrialiser ko parce que amul dëkk boo dem Europe wala feneen te yorul de grandes entreprises industries yoo xam te que ñoom ñooy absorber loolu parce que je dis en fait liggéey bi fan la du taxawaalu mais dafa am fu ñu leen di jël ñu liggéey te loolu il faut que mu am mooy industrie il faut que ñu teg ko te comme ni ma wax yenn industrie boo koy def ñii dañuy jàpp ni yàq la par exemple terre bi nii c'est un coût lourd mais investissement la. il faut que ñu def noonu ci yeneen secteurs yu bëri. ensuite le secteur privé national mu ngi fi nañu xool ñoom tamit naka la ñuy def ba jàpp ci mbir mi ba mu émerger. parce que sinon wax dëgg yàlla dina metti trop. donc gis nañ ko tamit mu doon déclarer ay financement yu mel ne DER bi dégg nañ ko mais xëy na tamit comme ni ñu koy waxee ñu ci bëree bëri niñ ci waroon a gisee seen bopp ndax am na ay maanaam am na fu muy jaar surtout du dox ci wàllu politique est-ce que loolu tamit tey nekkul ni ñu bëree bëri ñoom ñooy tax duñu genre maanaam duñu sawar ci genre financement yooyu parce que DER bi wax nañ ko mais ñu bëree bëri xëy na nee nañ ci militants yi la yem am na ñoo xam si ñu bëree bëri gisuñu ci seen bopp mais est-ce que tamit loolu Alain mënul indi ay jafe-jafe ci loo xam si ñëpp ko war a bokk mais bu génnee ñu gis ni ku farewul APR wala bokkoo benn bokk yaakaar mënoo cee bénéficier wu. damay wax ni am na wàll boo xamante ni que daf ci am loolu faut pas ñu toog ci kanam fii ci nit ñi di ko weddi. des fois li ñu leen di jox cër yi dafa am ñoo xam ne dañ koy politiser. dëgg la loolu daf ci am. waaye tamit warul tax jeunes yi di freiner seen bopp parce que damay jël te exemple ki nga xam ne nii mooy kilifa bu Y'en a marre lu nekk wax na ko fi Macky Sall mais il a été financé. kilifa. il a été financé tey xam nañ ñoom nu ñu mel ci Macky Sall à hauteur de près de 50 millions et quelques. li ma xam ne c'est vérifiable. yaa ngi dégg keneen tamit projet dafa am nu ñu koy defee parce que boo jëlee depuis Abdoulaye Wade amoon na fi ay agence en pagaille pour ndaw ñi mais qu'est-ce qui s'est passé des fois dañuy lebal nga ne alal nguur la nga bañ ko delloo fonds yi day manqué boobu benn la beneen bi ki ko yor bu ko politiser il ne rend pas service aux populations. il rend juste service à une base politique te fekk c'était pas ça la mission donc ñi ñu koy dënk ñoom nañu jël seen responsable xam ni que li ngeen dënk pour ndaw ñi la mais nan ndaw ñi tamit li ma wax nañu qualifié te tamit ñu xool parce que projet tamit pour ñu financer ko du doone damay def poulailler dañoo tax ñu def ko. il faut que ce soit aussi un projet sérieux boo xamante ni que jar na ñu investir parce que dañuy ku investir dafay xaar retour sur investissement li ñuy wax. loolu dafay am mais bu fekkee dañuy doo delloo wala li ngay indi dëgërul bu ñu la ko joxee da ngay gaaw a frustré. te pourtant y a beaucoup de gens qui sont financés aussi il faut ñoo ko. ok mais damay insister nekk ñi ngi ko dénk nañ ko bañ a politiser. nañ ko teg ci loxo ndaw ñi. ku ci am mérite nañ la ko defaraat parce que loolu moo tax ñu dégager ko loolu moo tax bailleurs yi joxe ko. ok 88 628 81 81 mbokk yi ñu ngi ci Top FM 97.8
émission li ci réew mi tey ñu ngi ànd ak Alain Sambou comme ni mu ko waxee léegi mooy sunu gan nekk maanaam responsable jeune ca Wakam ci parti socialiste moom la ñu àndal ci waxtaan bi 88 628 81 81 donc ki ñu waroon a àndal ci waxtaan wi tey xëy na moom tamit dafa am ay jafe-jafe ba egsiwul mais ñi ngi koy gërëm bu baax a baax 88 628 81 81 bala ñoo jeexal rek mënuñu ñàkk tamit tudd ci li nga xam ne si moo ñeel ñi nga xam ne si moom moo di jigéen ñi parce que naam xëy na am na loo xam ne si ñu ngi ko doon xaar ci président Macky Sall comme ni mu ko waxee ci ndaw yi léegi wax na ko ci jigéen ñi tey Alain bëri na ay jigéen ñoo xam si tamit xëy na ni ñu waroon a gisee seen bopp surtout ci wàllu maanaam ni ñu ko waxee administration bi gisuñu ko. maanaam gis nañ sax président Macky Sall waxoon ni dina fexe ba jigéen ñi gën a dugg ci li nga xam ne si moom moo di institution yeeg lu jëm ci wàllu ni réew mi tëddee mais gis nañ ni ba léegi dafa xaw a manqué ci benn côté est-ce que tamit tey mandat bii nga xam ne si moom la président mujjee tey jàpp nga ni jigéen ñi war nañ ci gën a mën a sentir seen bopp ci benn côté. waaw dama jàpp ni que war nañu yokk. war nañu yokk. parce que c'est vrai que jigéen ñu bëri am nañu ay financement mais. comme li mu wax dara lépp matut war nañu yokk déjà ci responsabilisation tey boo demee assemblée wala ci yeneen direction yi damay kontaan gis ay député yu jigéen. parce que institutionnellement am na lu commencé changé beneen bi boo demee tey ci yenn gox yi elles sont bien organisées ci ay GIE mu am ñoom tamit ñu ngi porter benn leadership même ci société civile da nga koy fekk foofu noonu. xëy na peut-être comme ni ma ko waxee toujours responsabilité yëpp c'est pas des responsabilités athétiques. c'est pas parce que tamit nit ñi feeñuñu ñu foog ne que xëy na dara amul. am na ñoo xamante ni soxla ñu télé soxla ñu rajo mais ñu ngi liggéey mais ba tey dafa manqué. parce que toutes les femmes su ma nee toutes mooy ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla gis naa ni yàlla ñu ngi góorgóorlu ñu nekk ci village bi ci mbéy bi tout ça ñoon dañu war a yokk ci jàppale gi. parce que dañu koy wax jigéen ñi bu góor ñi xëy dem non seulement ñoo yor kër gi ñu ngi xool xale yi mais ñu ngi daan seen doole. ñu ngi daan seen doole bu baax a baax. donc il faut que ñu ñuy yokk jàppali leen. waaw ci loolu la mën a wax. jigéen ñi promotion bi moom que ce soit au sein des instances de direction que ce soit au niveau des partis que ce soit au niveau de l'assemblée wala feneen jigéen ñi fa nekk nañu fexe tamit ba ma tey ko. parce que Seydina man dafa am loo xam ne dama koy bañ. bul ne jigéen nga nangu ñëw ñu lay def ngay tàccu kese. parce que boo amut ambition. am na cër mi bu ñu koy dénk sa ambition ak sa taxawaay moo tax. mooy tax ñu jox la ko waaye. boo ñëwee di taxaw kese yow loolu nga bëgg bu ñu paree ñu ne lii la nga mobiliser ñu jox la li nga dem toog bu fekkee bu desee pour joxe yenn cër duñu la ko jox donc dama bëgg ñoom tamit ñu am taxawaay boobu noonu ñu taxawee ko mot ko sëkk ñu xam ni que yàlla dafa may xel góor ak jigéen. bëgg la te ñu bëri jàpp nañu tamit xëy na jigéen ñi ni ñuy fonkee maanaam lu jëm ci wàllu administration góor ñi sax du leen ci fekk ci benn côté tamit yaakaar naa tey loolu waroon na gën a mën a jox dëgg que président mu gën a bàyyi xel comme ni nga ko waxee jigéen ñi nga xam ne si tamit war nañoo mën a gën a wane seen bopp donc mënuñu jeexal tamit te duñu tudd tuuti. mais promouvoir na quand même ay femmes. ay femmes aussi ay responsabilités yu bëri. si mënuñu wax tamit ci wàllu kaaraange bon ci fan yi dégg nañ ko rey yi bëri na loolu nag yaakaar naa maanaam mi ngi jëm ci surtout li jëm ci wàllu intérieur maanaam ministre de l'intérieur naam ñu bëree bëri nekkoon nañ di ŋàññi ministre de l'intérieur ci benn côté taxawaay bi mais tamit est-ce que jotul benn côté tamit ci wàllu sécurité ci sénégalais yi ñu maanaam ñu yëg ci seen bopp bu baax a baax. waaw loolu moom du ma interpréter ministre bi sax mais président ci boppam parce que dafa am loo xamante ni dispositif bi ministre yor wala même recrutement yi dafay laaj ay moyens. parce que ñi ngay recruter da nga leen di solal dañuy lekk da nga leen di fay donc damay wax ni président na jàppale ministre ki yor loolu pour ñu mën a recruter. parce que ay problème effectif la boo waxee problème effectif ñu ne la amuñu moyens yi nga xamante ni que moom lañ leen di yoree. amuñu moyens yu ñu leen di fay donc na président xoolaat budget foofu noonu mu yokk pour ñu recruter
pour ñu mën a defar sécurité bi. waaw itam ñu boole ñu tàggat leen bu baax a baax parce que aussi des fois damay gis ñi ñu wax ne ay ASP li ñuy def ci mbedd mi des fois du question sécurité. à la limite sax dañuy fontu nit ñi dañuy agressé. waaw donc tamit ñu encadré leen bu baax a baax. donc comme ASP yi tamit am na njiit lu bees yaakaar naa du ñàkk tamit xëy na loolu dinañ ci gën a bàyyi xel. donc xam naa Alain li ñu dese ci waxtu bareetul donc maa ngi wax ñi nga xam si tamit xëy na bëgg nañu participer ci émission bi mun nañu jaar ci 88 628 81 81 donc dinañ ñëw tamit ci Wakaam en tant que jeune boo xam ne si yaa ngi fa di yëngu ci wàllu politique foofu. dégg nañ fa ay maanaam ay mbir yoo xam ne si tamit du ñàkk des fois ñu dégg ko foofu ca Wakaam mais avant maa ñëw ci Wakaam damay ñëw tuuti dellusiwaat tuuti ci parti socialiste. maanaam xam naa fa laay mujjee ci laaj yooyu mu jëm ci yéen seen ëllëg. seen ëllëg parce que wax nga ko léegi am na ay jeunes yoo xam ne si ñi ngi fi mais gis nañ à chaque fois xëy na ñu bëree bëri xëy na pour ñu xam ëllëgu parti socialiste dina nekk loo xam si lu garaaw lay doon ci benn côté parce que bu fekkee président Macky Sall rek ngeen àndaloon ci benn côté mais bis boo leen nattee pour mën a demaat tey est-ce que la ngeen daan am bu njëkk à l'époque bu ñu daan wax parti socialiste tey boo leen jógee ci mbir yi est-ce que jàpp nga ne mën ngeen koo amaat. Seydina damay jàpp ni d'abord wax ni que xëy na jamono bokkul mais bi ñu nekkee opposition 12 ans yi mu méttoon trop. Abdoulaye Wade def ci lu bëri pour tas parti bi. président Macky Sall moom réussir na ko parce que tas na ko. tasul ah Macky Sall tasul suñu parti. ñu am ay responsable kilifa yu bëri yu génn parti bi dem donc ñooñu bi ñu demee dañuy yóbbu seen doole ñenn ñi dafa am nit yu leen topp parce que ñoom. dañu jàppoon ne ñooñu la ñu mën a àndal pour politique yaa ngi dégg. àdduna dem ñu ànd ak Macky Sall ñun dañuy toog mooy nee naa la mooy ñu ñooy parti boo xam ne day continuer di réunir dañuy toog jamono ñu natt suñu bopp xool réew mi fan lañ ci toll gox bu nekk lan lañ ci toll ak lan lañ yor ci réew mi noonu la ñuy liggéeyee. donc bu ñu toogee bu ñuy xool tamit natt dañu xam ne lii ay la yéwén il faut que ñu yokk fii ay la yéwén il faut que ñu taxawee nii. donc ci loolu lañ nekk ëllëg parti socialiste ñun ñi fa nekk ñoom ñun ñooy ëllëg parti socialiste dama wax ni que xëy na man danga ma gis fii mais li nekk ci ginnaaw ñii dañ ko xeeb parce que ñii dañu jël benn nit focaliser ci moom xëy na dafa mel ñoom ñu am yaakaar ci moom mais du càgg ni parce que kooku fësul ñu yaakaar ni que voilà amul ñeneen. loolu benn la ensuite parti socialiste ku xam parti bi ñi nga xam ne ñu bëri ñu ngi doon politique nekk ci réew mi diggante Senghor ba léegi te ñu ngi dund. ñu bëri ñu ngi fii bàyyi ñu parti bi de boo demee tey comité des sages bi ñu fi fekkee ñoo xamante ni lu yàgg moo tax bu ma gisee ñii di xas Tanor di ko saaga dama ne ñii xamuñu Tanor dafay porter suñu voix. il décide pas seul bu ñu paree bu ñu ko ne jubalal fii dafay jubal campé wu foofu mais ma jàpp ma ne ñii ngeen foog ni que ñi nga xam te jot nañu xam Senghor Abdou Diouf dañoo ñàkk fayda ni que ba ñun ñu xëy ñuy def na. dafa am nu ñu ko tegee man tey am na loolu dañ ma ko dénk foofu laay mën a yem parce que foofu la sama cër yem. Tanor foofu la mbiram yem ainsi de suite problème Dakar par exemple lu tax Tanor mën na cee wax. parce que il est de Thiès. yaa ngi dégg. problème Dakar boo amee problème Tanor du ci prononcé wu il est de Thiès. d'accord mais sur des questions nationales. mën na ci toucher un mot. mais après avoir consulté. les camarades. d'accord ñu jël mbokk bi ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay. ça va tur bi ak fooy wootee. ñu ngi fi maa ngi woote Pikine. Pikine waaw tur bi nan la. waaw li ma bëgg a wax mooy li wax ne affaire xaalis bor kii dañ ko politiser. loolu mooy dëgg. bourse yi gis nga fi mu nekk ni képp koo xam ne kii bokk ci politique bi bokk ci responsable yu mag yi wala nga xam ci kenn. duñ la lebal. su ma soxla GIE la amee boo xam ne bi 300 personnes mu ngi ci ginnaawam. def na ci sax mais 15 joxuñ ko ko. te moom lu ne daj na ko ci Macky Sall. kon politique moo ci ne. allo waa ñu ngi lay dégg bu baax. ban projet la yoroon kooku. mu ni boo xam ne ci responsable yi ci kaw xamuñ la. duñ la lebal. ban projet la amoon ba bëggoon ñu lebal ko laa bëgg a xam. kooku nag Macky Sall dimbali woon nit ñi bon. ñi ci bopp bi dañ ko bàyyi xaajaloo boobu ñuy def. surtout au niveau de Pikine. Pikine ah. en commençant par le maire de la ville. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax waaw su bëggee dimbale nit ñi daal nañu teg affaire bi ci yoon.
mën a fay te yor mbooloo di liggéey yore lu demee ay GIE wala ay entreprise yu ndaw. ñu lebal leen. loolu mooy dëgg. C'est Momar Talla Sarr qui est à l'antenne. Momar Sarr ah. Momar Talla Sarr di CNTS. ok Momar. mais su ma soxla moo am GIE. ok moom waaw moom mi ngi la doon laaj ban projet la yoroon Alain. moom kii bi affaire ganaar la. affaire ganaar ok poulailler. d'accord. mais li mu defal fii ci joxuñ ko. d'accord mais am na ay responsable yu nekk foofu Pikine. ñooñu ñooy kale ñoo ne ci bunt bi ku ñu xool xamuñ la wala neexoo leen ñu ko baare sa kii parce que tout récemment bi mu laajee. aywa donc ñu ngi koy jégalu bu baax aywa 88 628 81 81 allez bala ngaa àggale ci président Ousmane Tanor Dieng donc dégg nga ni ko auditeur boobu waxee xëy na moom yaakaar naa jox na dëgg li ñu doon wax léegi que ni bëri na loo xam ne si dañ koy politiser mu jëm ci wàllu loo xam si askan wee ko moomoon donc moom andi na ci ay firnde yu leer surtout nag ci ni mu ko waxee ñi nga xam ne si ñoom ñooy nekk responsable ñoom ñooy nekk di kale mbir yu ni mel. waaw man de damay jàpp ni aussi comme ni ma ko waxee sànq nañu bañ a politiser mbir yi. mais tamit nee naa projet dafa am lu muy tëddee bul ne déposé naa sama dossier rek dama war a am xëy na moom mu ngi wax comme joxe na exemple jabaram donc moom ci boppam lay waxal bu fekkee ni am na tamit ñi nga xamante ne li muy ngàññ ñu ngi koy doxalee nañ ko baax loolu laa mun a wax mais nee naa man je reconnais que am na institution xamante ni que ñi fa nekk dañ koy politiser te baaxul. d'accord aywa 88 628 81 81 asalaamaaleykum. allo. waaw man laa def fay Djila. Djila. waaw Djila département de Mbour commune de Sindia. ayca ñi ngi lay nuyu Djila. waaw man li waa ji wax parfaitement je suis d'accord. waaw ci affaire financement yi ñuy wax. leader yi nekk ci kanam ñoom ñooy baare nit ñi. ñoom seen problème yow da ngay xel di bu ñu la soxlaa. dañuy topp ci sa kaw mais heure bu leen soxlaa doo mën a jot ci ñoom. tey. loolu mooy seen problème. te bu ñu demee ba ne élection ñëw na kenn ku ne di jóg di dem fu ne nga dugg fa. mais ba élection weesoo koo ci soxla doo ko mun a gis loolu lañu ci tax loolu ñu bàyyi ko. ok mais Djila loolu est-ce que tamit nekkul ci maanaam ci askan wi. nekkul ci askan bi. nekkul ci ñoom. non bu fekkee yow bu maanaam bu élection jubsee nga ñëw jéem a neexal tey bu élection jàllee mais soo ma ko defee doo ma ko defaat. waaw mais xam nga élection yi boo gisee ni ñuy wote kenn ku ne da ngaa am droit wote. waaw parce que citoyen moom ci élection jotee dafa war a wote. mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam ñu yor ni leen bu ñu ñëwee dañu war a doxal seen mission ba mu mat mais ñoom duñ ko def. waaw lu ñu leen jox pour ñu àggale ko ci nit ñi duñ ko fa àggale waaye ñu nekk ci diggante nit ñi duñ leen waxal seen soxla. ñoom seen soxla boo pare ñoom ñoo leen ñor. nañ góorgóorlu jàppale président bëgg naa liggéey. mais ñu mu ko seqal leader yi mu ko seqal ñoo bëggul liggéeyam dox ndax nit ki nit ñi buñ lay jàppale ba nga falu ñooñu dañ leen war a fàttaliku di leen ràññi. c'est vrai. waaw loolu moo fi nekk man Djilaax laa dëkk Aliou Faye Djilaax. aywa Aliou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. waaw. ok merci. merci ok ñëpp nañ ko dégg aywa ñu ngi nuyu suñu mbokk yooyu di ñu dégloo fële ca Djila ni mu ko waxee 88 628 81 81 88 628 81 81 ñu ngi waxtaanee nag li jëm ci wàllu réew mi tey ñu ngi fi am comme invité Alain Sambou bu parti socialiste Alain dégg nga ni ñu ko waxaate mu mel ne problème bi dafa mel ne foofu la ba léegi ci ñi nga xam ne si xëy na ñoom ñooy ay responsable politique yoo xam ne si xëy na ñoom ñooy nekk diggante président parce que tamit loolu dafa am solo chaque jour ñu war a nekk sa diggante ak nit ñi tey am na taxawaay boo xam bu ñu ko amul rek comme li nga waxoon léegi day daal di ñëwaat que ni maanaam day li président di liggéey kenn du ko mën a gis ci benn côté. waaw man dama leen di wax ni sax société civile am na bu fekkee ni loolu dafay continuer te mu bëri. ñi nga xam ne jot nañu loolu mais nañu constitué wu. dénoncé ko. waay. nañu constitué wu dénoncé ko bu jël ñu avocat ñu wax ci su ko defee forcément dina dégg parce que bu ñu koy bennal aussi du am doole. man damay jàpp ne boo nekkee ci gox ñu ne lii ñëpp a ko bokk mu am ñu siy jox ñu si jox boo geddee rek yow yaa ko baax ak ñoom bu fekkee li ñuy laaj teg nga ko ci yoon boo ko tegee ci yoon te gisoo sa jëm bopp
na nga ko wax kenn ko teg ci yoon yéen ñi nga xam ne gisu leen seen te teg ngeen lépp ci yoon danga ko dénoncé. mais Alain nag xam nga politique nag ni muy doxee gars yi dañu am seen i militants tey bu fekkee yow yéen a bokk parti day am say gars yoo xam si ñoom man gis naa ñoo xam ne si sax noonu lañ ci bokkee ci benn côté. waa ji wax sànq sax moom dafa ne ki njëkk wax dafa ne jabaram dafa jàppale Macky Sall. kii wax ni tamit sànq ki mujj dafa ne dañuy jàppale ñi ba pare leader yi defuñu ko ça veut dire que ñoom ils étaient d'accord ak ñooñu ñoom ñoo doon liggéeyandoor donc problème bi fan la nekk est-ce que c'est le projet qui est mal monté parce que dama koy souligner chaque fois. wala ñooñu seen bopp ñoom ñoo leen bañ a jàppale. donc moo tax ma ne il faut que mu leer bu fekkee ni ñoom ils ont bien monté le projet ñu teg ko ci yoon doxul il faut que ñu décrier ko. parce que c'est pas une fonds yooyu c'est pas waruñu ko def gestion partisane. c'est une gestion inclusive parce que ñëpp a ko bokk. ok 88 628 81 81 88 628 81 81 mun ngeen jaar foofu donc bu fekkee bëgg ngeen a participer ci sunu émission Top FM 97.8 émission li ci réew mi samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 17h ñu ciy dalal nag ay hommes yoo xam si maanaam dinañ ci waxtaane lépp lu jëm ci wàllu réew mi ni muy doxee rawatina wàllu politique tey ñu ngi fi am Alain Samb bokk ci maanaam ndaw yi nga xam ne si ñoo nekk ci parti socialiste nekk fële ci Wakam Alain ñi ngi woon ci parti socialiste comme ni nga ko waxee léegi xëy na jàpp nga ni am na ay jeunes yoo xam ne si tey mun nañu ëllëg mun nañ leen xaar ñu taxawu parti socialiste tey man damay wax ni dafa am loo xam ne si dañ ko xamoon ci parti socialiste comme ni nga ko waxee ay mag ñoo xam ne si xëy na dañ leen daan gis gëmuñu woon lu dul parti socialiste mais tey ak ni fi ngeen dugg nii man jàpp naa ni ñu bëri jàpp nañ ni ëllëg boo leen ciy génn pour mën a demalaat seen bopp dina nekk loo xam ne si xëy na beneen liggéey lay laayaat ci benn côté. waaw man de dama wax ni ba fi ñu nekk nii déjà ñun amuñu woon wala xalaat génn benn bokk yaakaar. mais nag foog ngeen génn ko. bu non dama ni c'est-à-dire. non parce que fi mu toll nii maanaam li ci des. foog génn am nag. non mun nañu bañ a génn Seydina parce que. gis nga kii jiite réew mi en tout cas dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar waxtaan la mën nañ dem ba jëmmi jamono ñu ne leen diw la ñu am mooy suñu élément. mooy yéen bu ñu fa tegaatul moom kenn ku nekk parti socialiste moom yaakaar naa ni Alain nag xanaa da ngeen a bëgg nag bàyyi foofu parti ba benn yoon. parti bi ñu bëri dinañ am surprise dama koy wax fii. parce que ku foog ni que parti socialiste parce que xëy na gis ñu chaque fois ñu wax ci média foog ne non. parti bi mu ngi dund bu baax te ñu mel ni man ak ñeneen ñoo xam te ñoo ma gën a xarañ ëpp ñu ngi fi toog. sànq yaa ngi ma laaj xëy na candidat ma ne la pourquoi pas moi pourquoi pas quelqu'un d'autre parce que loolu moo am parti socialiste. loolu moo am parti socialiste. parti social doo ñëw fa nga nodd sa bopp non boo noddee sa bopp da ngay sonal sa bopp. dafa am looy xam te ni. da nga koy def liggéey ko ànd ca nit ñi bu jotee rek nit ñi dinañ la gunge. boo foofu noddee sa bopp wala bëgg a fokkati daañu la seytaan nga def li nga bëgg waaye nag na nga assumer sa bopp parce que parti socialiste parti buy jël ay responsabilités am la dans toute la chaîne de l'histoire te li xew ne tey dugguleet. parti socialiste ku ko xam boobu ba léegi dafa yàgg am ay chamboulement mais boobu ba léegi waxoon naa ko sànq le parti survit aux hommes ñu fi nekkoon. def lu bëri ñu coow dem y a eu des retrouvailles y a eu des départs. mais parti ba muy fi ba tey te ni mu dundee dëmb lii da koy jàll dem ci leneen. mais tey nag yéen a ngi xaar maanaam tey comme ni nga ko waxee benn jeune boo xam ne si xëy na war naa mën a taxaw ci parti socialiste am déet mais ñu bëri dañuy wax ni xëy na seen problème Ousmane Tanor Dieng la. parce que depuis Senghor ba léegi mi ngi fi te vraiment nag comme ni nga ko waxee àdduna maanaam jamono bi dafa changé nag Alain benn côté koo xam ne si depuis Senghor mi ngi fi woon ba léegi est-ce que tey jotul nag c'est-à-dire ngeen am koo xam ne si c'est-à-dire sax ku bees lay doon ñu mën ko teg ci kanamu Sénégalais yi. nee naa la saa ñu tolloo ci mbir parti socialiste nee naa la kenn du nodd boppam wax naa ko fi sànq bi ñuy dem dañuy am ay structure am congrès am lu des bu mbir xewee dañuy xool ñi nga xam te ni nee nañ ñoom bëgg nañ ko yor ñu càmbar ñu dem bi mujj 2014 bi am na ko xam te ni jigéen la Aïssata Tall Sall elle était aussi secrétaire candidate Tanor bëgg a nekk candidat ainsi de suite le problème
li ñuy di wax peut-être dañuy interpréter pour nous mais ñun gën ñu bëgg parti bi ñun ñi nekk ci biir. ñun ñi xam liy dox ci biir parti bi ñun ñi fa nekk di militer di mouiller le maillot nit ñi mën nañoo wax ba ñoom ñu gën ñu bëgg parti bi mën nañoo wax ba ñoom ñu tànn nañu un leader boo xam te ñoom pour ñoom moo doy ñun Tanor daf ñu doy. comme ñeneen leader ñun ñu doy ci yeneen affaire fu ñuy wax ni décrier souvent ñan ñooy décrier Tanor te nag dama la wax fi benn affaire Tanor il a un capital sympathie bu mag a mag parmi la jeunesse de ce pays et dans ce parti Tanor jeunes yi ñoo ko yor. loolu dina jaaxal ñu bëree bëri sax ñi lay déglu sax ci benn côté. mais la réalité est-ce que gis nga jeune nekk ci parti bi ñu ngàññi Tanor li may waxuma ko pour mu neex nit ñi moo am parce que dafa moom ak ñeneen dañoo xam parti bi di ko teg ci yoon di dox. ñu ciy waxtaan di def lépp. gis nga boo ko jegoon tey man ñu bëri dañ ko doon gis naan il est très froid. mais wallaahi da nga koy daje ngeen di waxtaan muy ree à la limite da nga ne non mais dafa am comme dafay dox ci ay principe. te parti bi nu mu tëddee yëpp Tanor mënoon ne moo ko moom keneen mënoon ne moo ko moom. li mu yor nee naa la dañ ko dënk nit ñee dëggoo dënk ko. ñu dëggoo dënk Serigne Mbaye Thiam ñu dëggoo dëgg Mame Bouna Mal dëggoo ñun ñëpp noonu. man li ma yor te nit ñi ñoo dëggoo dënk ma ko. donc li ci kanam raw li bët xam naa mënuñu jeexal te duñu wax ci Wakaam parce que fa nga nekk donc tolluwaayu Wakaam ci jamono bii xëy na bëri na ay coow yoo xam ne si des fois ñu dégg ko fa mais tamit fan ngeen ci toll surtout yow mi nga xam ne si yaay responsable jeune bi nekk foofu ak seen liggéey foofu ci wàllu parti socialiste. waaw fi ñu ci toll nii je pense que c'est comme coordination yëpp tey Wakaam parce que ñun dañuy waaj a dem congrès. bientôt parti socialiste. donc dañu nekk ci benn processus de vente des cartes Wakaam parti socialiste daf ñu distribué woon 2000 cartes nañu nañ ko jaay fi may wax nag yow ñu ngi toll ci 1328 cartes. yu ñu placé. ci Wakaam ci parti bi ensuite bu ñu placé carte yi ba pare ñun base bi ñun ñooy restructuré waat balaa ñoo ñëw au niveau national donc bu ñu paree ci jaay carte yi ba direction parti bi jox ñu autorisation pour ñu renouveler ñun dañuy defarwaat renouveler base ba pare doog a ñëw xool bu dañu am yenn aspiration au niveau du département de la région ou au niveau national. ñu porté ñi nga xam te ni yaakaar nañ ni que noonu parce que parti bi noonu lay demee. donc foofu parti socialiste pour le moment foofu lañ toll jaay carte bi ci lañ nekk ak préparer suñu renouvellement. donc Wakaam comme ay maanaam ni ma ko wax samay mbokki léboo fa nekk mais dañuy dégg des fois ay coow yu bëree bëri en tant que jeune bu fa dëkk lan nga jàpp ni à chaque fois mooy indi jafe-jafe yooyu ci côté boobu. waaw man mi déjà dama ci sawra parce que comme ni ma doon wax sànq joolaa laa. sama famille ñu ngi Wakaam depuis 1982 man ma judd 85. ma màggee fa jàngee fa tey dama dem ba bokk ci ñoom dama wax ni ne leen dañu naan lébu yi dañoo met non métti ñu sont très accueillants c'est que nag dañuy bañ ku lañ yàpp. loolu moom seen qualité la waaye seen défaut la dañuy gaaw a tàng. beneen bi mooy xëy na li nga wax te waxoo ko mooy problème suuf bi. waaye problème suuf bi fi am. ak problème. non Wakaam kay ñëpp xam nañ ni problème mu suuf la. léegi nag problème suuf yi. dafa am nu muy tëddee. mais man je dois avouer que maîtriser wu ma lépp. dafa am nu mu tëddee. li ma ci dégg ak li ma ci gis dafa am ñoom dañuy dénoncer que dafa am spoliation foncière. maanaam ni ñu koy séddalee wala dafa am ñu ko téye ñoom ñu kese. am ñi nga xam ne que dañuy indexer l'édile de la commune parce que dañu foog ne moom tam dafa am fu mu féete. donc pratiquement je dirais il y a deux camps il y a le camp de l'édile il y a le camp d'un certain jaraaf bu fa nekk. ak ay citoyens yoo xam ne ñu koy dénoncer. donc loolu dafa nekk foofu réalité te muy un problème boo xam ne que on a intérêt ñun Wakaam ñu réglé ko. waaw parce que yàq na lu bëri ci image Wakaam. dëgg la c'est vrai donc Alain maa ngi am mbégte di la gërëm bu baax a baax donc émission bi njëkkoon nañ ko jàpp mu avorté woon mais macha allah def nañ ko ci jàmm donc beneen bi tamit mooy ki nga waroon ànd ak ci waxtaan wi xëy na tey jox na la tey moo la bàyyi nga aborder question yu bëree bëri nga ñëw ci ak ni nga ko sentir nga waxee ko noonu macha allah donc ma bàyyi la rek nga def tàggatoo bu dul tàggatoo. waaw tàggatoo bi daal mooy di remercier d'abord waa Top FM. merci pour invitation bi. di wax ni que man maa ngi ñaanal président ak ñi mu àndal mu réussir mission bi parce que pour intérêt réew mi la.
beneen bi may daaneel mooy ndaw ñi na ndaw bu nekk fi nga ne nga gëm sa bopp góorgóorlu wërsëg nag yàllaa ko yor mais na nga góorgóorlu ci li nga nekk ak ci li nga mën xam ni que yàlla bëri na sutura te dina defal ñëpp jàmm di ñaanal réew mi jàmm di ko ñaanal ñëpp bu ñu bàyyi lépp tamit ak politiciens yi parce que réew mi politiciens yi moomuñu ko loolu laay tàggatu di remercier bu baax ñi nga xam te jot nañoo déglu ak ñi jot a woote aussi merci ana ñi ngi lay sant baax di la gërëm donc di gërëm tamit mbokk yi nga xam si yëpp ñi ngi ñu doon bàyyi xel ci 97.8 Top FM Dakar seen émission di ci réew mi ñi ngi gërëm tamit waa Wakaam maa ngi jot léegi message u jaraaf Alioune Guèye jot naa message am léegi maa ngi koy gërëm bu baax du ñàkk incha allah dinañ ci def benn waxtaan fii ci émission bi incha allah pour xool problème yi nga xam ne si donc mi ngi am foofu ca Wakaam sant nañ leen gërëm ñi nga xam si jot nañoo dugg ci émission bi ñi nga xam si tamit toog déglu moo leen gënaloon ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne si ñi ngi doon ànd ak ñun ci sunu page Facebook ñi ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm Seydina Alioune Guèye moo nekkoon ci kàddu gi di gërëm Corongom mi nekkoon ci machine bi gërëm tamit DJ Safkoul mi nga xam ne si moo àndoon ak ñun ci bande annonce bi Souleymane Ba tamit ñi ngi koy gërëm mbokk yi maa ngi leen di jox dig daje incha allah samedi bi di ñëw ci émission di ci réew mi fii ci Top FM 97.8.